barakaatu na ngeen def sama xale yi waaye yéen a ngi si jàmm alhamdulilah sama waa groupe doom maa ngi leen nuyu yéen ñëpp di leen ziara di leen balu àq di leen baal àq yal na yàlla boo leen kéete ñun ñëpp may dolli di leen ñaanal yéen ñëpp nag walaa may dugg sama doom ju góor ji nga xam ne macha allah bu ngeen ma laajee si moom dara dinaa ko mën a wax waaw ndaxte wax dëgg yàlla doom ju baax la doom ju gën si yaayam la doom ju respecté waay juróom la macha allah yaayam ak papaam sax laay wax ndax yàlla bàyyi na ko yaayam ak papaam macha allah fonk nañu yiir nañu suturaal nañu teraangaal nañu lépp lu mu am bokk na ko ñun daf ñoo uuf comme ni ñu ko uufi woon ba muy xale noonu lañu Abou Sow uufi tabaarkalla lépp lu mu liggéey ci ñun la koy wàcce macha allah xiifuñu maruñu wax dëgg yàlla rafetlu ñu lépp lu mu am daal bokk na ko ay waajur ak soxnaam yi sa kër ga macha allah rakkam yi magam yi ñëpp tabaarkalla ka Abou Sow daal macha allah rek mention spéciale bu ngeen toppoon fan yii yëpp dinañ laaj benn wax lañ leen di wax ci moom yaatu na baax na yiir nañu suturaal nañu teraangal ñu tabaarkalla man daal li ma leen di gën a wax rek du ma ko gërëm dama koy ñaanal yàlla yal na ko yàlla defal jàmm yal na ko yàlla bàyyee njabootam yal na yàlla defal ko cat yokk suturaam ak teraangaam yokk xéewalam bu mu bari lool nag ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu daal laa amoon lu may wax ci moom salaamaaleykum wa rahmatullah. Le soleil éclaire mes jours, mes nuits. Tu es mon soleil, tu es l'âme de ma vie. Asalaamaaleykum waa Falilou Diop maa ngi leen di ziar di leen nuyu ndaka famille bi mbaa yéen a ngi si jàmm leen ziar yéen ñëpp alhamdulilah man nag yéen a may laaj ci bisu Abou Sow bi mooy le 19 décembre mi di bis boo xam ne bis bu màgg la bis bu ma neex bis bu ma dugg bis bu ma yàgg a teeru nee naa ko bisam bi nag li ma ko ci njëkk a ñaanal yàlla na ko ci yàlla defal jàmm ak xéewal mu yàgg ko féete. Abou Sow nag nekk nit koo xamante ni ma ko xamee woon au début fee Géejawaay noonu laa ko xamee ba nii maa ngi ko xamee woon fee Géejawaay si magam bi ñu naan Fambaye mu doon jóge Sotiba di fa wàcc di ko seet si bu fa ñëwee suñ ñaari kër yee dendoon ñu demlante bu ñëwee mu kaf ree waxtaan attaaya mu dem ñibbi noonu laa ko xamee ba nii noonu laa ko xamee yàlla def mu andi ma fii seen kër ma fekk fi jàmm fekk fii nit ñu baax ma fekk fi ay magu lislaam mag yoo xam ne yàlla na leen yàlla may fan yu gudd muy ay waajuram nee naa ko ma ñëw ñu accueillir ma yaatal ma boole ma seen bopp jàppale ma tette ma moom it muy sama kilifa def ma noonu yaatal ma tette ma xamal ma lu bari jàngal ma lu bari dugal ma ci lu bari lu baax rek nee naa ko yal na ko yàlla defal jàmm yàlla def nag ma am fii ma am ak moom ay njaboot nee naa ko njaboot bi macha allah yal na leen yàlla defal jàmm may leen fan yu gudd bañ fekkee seen ba mu fekkee seen njëriñ nee naa ko yal na leen ma yàlla may fan yu gudd. Abou Sow nag nit ku baax la nit ku am yëg-yëg ci nit ku respecté nit ku respecté boppam ndax nit boo respecté sa bopp di nga respecté nit ñi noonu la mel nit ku honnête nit koo xamante ne ay caaxaan doxu si lu ñaaw wax du ko wax lu ñàkk fayda doxu ko kon kooku nit kooku loo mën a wax ci moom rek lu baax ngay mën a wax ci moom parce que lu baax loolu lay dund nit koo xamante ne ni nekk na ci kër ay parents am bëggul dara lu metti waa kër gi liggéey wàcc lu mu am bokk ak ay famille loolu laa ko fekkee loolu laa ko xamee ba heure bii tey noonu laa ko xamee mu nekk lu ma neex ci njabootam noonu laa bëgg mu yaralee ma samay njaboot ak njabootam te loolu nekk ci moom dafa nekk jikko joo xamante ne dama ko naw man jikko ju baax la te yàlla na ko yàlla defal jàmm mu fekkee lépp ba ay njabootam taxawu ko macha allah.
wa rahmatullah xale yi maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen laaj seen wàccuwaay di présenté wu je me nomme Fambaye Seck Ndour maay magu ñoom Abdoulaye Seck ca Pikine Icotaf 2 léegi mi ngi fële Kër Massar bon yéen xam naa ni waa Fadilou Diop yéen ñëpp dina ci am xale yoo xamante ne dinañ ma ràññee parce que la plupart daan na ñëw kër ga ma leen daal defal ay ataaya yu neex nag laaj ngeen ma tey nag ci loo xamante ne lu ma neex la muy Abdoulaye Seck sama rakk joo xam ne vraiment rakk ju exceptionnel la rakk ju baax ci ñun rakk ju baax ci man rakk ji baax ci ay waajuram yëg ñu am yëg ci doomu aadama yëpp Abou Sow Kaffrine la xam niñ ko gisee noonu la mos a nekkee depuis bi mu nekkee xale ba léegi kon nag di ko ñaanal yàlla rek gudd fan ak wër di ko ñaanal gudd fan ak wër di ko ñaanal beaucoup de succès Abou Sow depuis Europe ba Sénégal ak fépp même personne la mos a mel mosut a changé lépp lu mu am rek bokk na ko ak ay waajuram bokk na ko ak ñun bokk na ko ak njabootam lekkul fenn bàyyi kenn xamul lu dul teel a xëy liggéey wàcc ñëw këram dóor li muy dóor defi ji leneen ndax doxul dara ci caaxaan doxul dara ci lu dul dëgg loolu daal laa ko xamee mu bàyyi leen ak sama beneen rakk bi ñuy wax Ndeye Ndiémé Seck mu waxanteeg yéen tuuti. asalaamaaleykum maa ngi ziar ñëpp yéen ñëpp di leen nuyu yéen ñëpp cat ba cat membre groupe bi yëpp waa Fadilou Diop waa lycée Limamou Laye et cetera man la Ndeye Ndiémé Seck rakk laa ci Abdoulaye Seck waaye ñu koy wax Abou Sow daanaka li ma ciy doon li moom du bari ndax suñu mag ji wax na lépp waaw waxaat nag moom du bari wax dafay fekk ni rek juste mottali tuuti wax la ndax Abdoulaye Seck yéen ay camarades de classe ngeen ak moom xam ngeen ko te gars yi dinañ wax ni camarade de classe dafa nekk loo xamante ne lu am solo la ndax dafay xam sa démb peut-être que tey retrouvé woon te ngeen gisante am yu bari yoo xamante ni manqué woon ngeen ko ngeen koy jëme essayer di ko ressouder mu nekk initiative bu nice boo xamante ni ñun lépp dañ ci kontaan macha allah loolu nag tey bu ngeen ñu ne suñu mag moo ay ci moom ngeen di wax ñu ne dinañ kontaan lool ci wax ci moom ndax Abdoulaye Seck dafa nekk mag joo xamante ni uuf na ay rakkam ay magam tamit waxi noo waaw ndax ma ay rakkam jox na leen cër jàpp leen jàpp bu baax sagal ñu nekk ci suñu ay soxla di ci dox guddeeg bëccëg di ñu protéger nag comme un grand frère di muy protéger ay rakkam waaw di ñu protéger ndax grand frère day dem ba mel ni papa waaw mi ngi ñuy protéger di protéger ay neveu ak ay nièsam xam nga di protéger famille wam la famille au sens large du terme donc Abdoulaye Seck moom dañ koy ñaanal rek yàlla suñu borom bi yàlla fi bàyyi am ci kanamu njabootam ci kanamu njaboot gi ñun ñëpp mu nekk suñu kanam comme ni mu nekkee suñu kilifa nekk suñu grand frère voilà ñu xam ci moom ay qualité yu bari macha allah di ko ñaan yàlla saxal ko dolli ko yëkkati ko may ko wér gu yaram ba li nga xamante ni moom la gën a bëgg ci xolam suñu borom may ko incha allah rabbi ndax wax ci nit koo xam ne daf la jege du yombul dara mais nag li nga xamante ni lépp mooy loo xam ne lu constant la ñëpp d'accord ci mooy les bonnes qualités qu'il a dëggu bi suñu mag yi wax te nga xam ne moom da ci nekk franchise bi nga xamante ni moom la nekkee ak cër gi nga xamante ni moom jox na ko ñëpp ngay mag ngay ndaw ku mu gis respecté na la te ku mu gis tamit bëgg na kaf ak yow réew ak yow xaqataay reetaan mun daal loolu la xam te ci loolu lay waaw salaamaaleykum groupe promotion Fadilou Diop maa ngi leen di nuyu góor ak jigéen di nuyu suñu camarade de classe yooyu nga xam ne nii depuis 96 bi ci bëri ci leen gëj a gisee waaw di rafetlu kii initié groupe bi waaw sama xamanteeg Abou Sow laaj ngeen ma ci koo xam ne nii dinaa ci sawar trop parce que ñun ñaar benn jëmm lañ waaw Abou ni ñu xamante mooy classe lan bokk classe 5e bi ñu bokkee classe 5e boobu ñun ñaar kenn ku ci ne doon xëcc benn leader amul woon benn affaire trop quoi mu gënoon miinanteeg El Hadj Thiam ak Mouhamed Soumaré
léegi benn jour ñu am EPS terrain central bi ñu demee terrain central di football moom bëggul marqué man tamit duma marqué nu ñuy dugal après nag mu jékki-jékki rek ñëw offensé ma nu nar a xeex foofu waaw parce que ñun ñaar toujours fu ñu tase woon day metti quoi nu nar a xeex après nu àtte nu ñëwaat école 9 mois boobu yëpp ñun ñaar duñu wax quoi bi école tëjee nag ba muy jëli bulletin am la taseeg man sama angle koñ te ma yow foo dëkk ma wax ko fii mu ne nan dem ma seeti la bi ñu demee mu seet si ma nu toog waxtaan abonné mu mais yow Djiby yow nit ku baax nga ñun ñaar war nu mel nii ma ne ko yow tamit war nu mel nii parce que gis naa ne yow it ku baax nga quoi loolu moo indi suñu ànd ba tey jii nii ba waaw ñu agsi fii nu agsi quoi. asalaamaaleykum waa promotion Fadilou Diop maa ngi leen di siyaare ñëpp di jégalu bu baax nag aussi ci gëj a dugg bi quoi waaw xam nga temps yii sama problème am problème portable quoi waaye bi ma xawoon am problème tuuti quoi moo tax mu doon dugg quoi mais maa ngi nuyu ñëpp di leen bëggee vraiment di wax ni nam naa gaa yëpp quoi vraiment waaw tey nag sunu invité du jour muy Abou Sow Abou vraiment muy sama waay nekk na koo xam ne vraiment marqué na ma trop ci sama vie quoi waaw parce que yàlla mu ñu boole ma ak moom ñu xamante CM Fadilou Diop waaw je pense bien que ni fa lañu xamante quoi. salaamaaleykum wa rahmatullah sama gars yi maa leen di nuyu maa leen di siyaar di leen bëggee ci aljuma bi di leen wax juma mubarak waaye en fait vidéo bi comme ni ma ko laajee bàcc pour ma def benn témoignage si sama copain Abou Sow waaw loolu moom dinaa ci sawar quoi en fait pour commencer man ak moom déjà dañu bokk secteur en fait cité de la dëkk et on a plein d'amis en commun comme ñoom ay As Diop c'est des gens que j'ai connus bien avant donc mu nekkoon kon mu dëkkoon kon boo xam ne aussi les gens qui étaient là-bas je les respectais beaucoup quoi parce que côté football et tout il y avait de grands noms en fait donc même moom s'il est devenu talentueux c'est parce qu'il a fréquenté peut-être des gens qui jouaient bien au foot quoi en fait donc foofu la ñu njëkk a xamante yàlla def miinante wuñu mais bi ñu bokk ay classe 5e moom mu redoublé ñun ñu jàll 6e dem 5e après ñu bokk classe donc je pense que foofu connaissance bi c'est devenu automatique quoi waaw c'est comme xamante nañu bu yàgg ñooy bokk yoon et puis voilà la connaissance c'est faite automatiquement quoi. am na benn jour bi muy njëkk am taawam bu góor bi waaw loolu lu ma gën a marqué la moo tax groupe bi il faut ngeen xam li tax maak Abou Sow mu nekk ay gaañ bi mu amee taawam bu góor bi ma ñëw dugg ci biir kër gi rek fekk soxna si jóge na hôpital mu jël ma ci mbedd mi ne ma defe ne damay mer quoi woo ma ne ma Djiby man de bi soxna si amee doom bu góor paa bi daf ma fekk ba ci hôpital bi ne ma waa Abou lan nga xalaat ci xale bi nag Abou ne ko loolu kay kenn xam ñëpp xam nañ ko Djiby Sylla la xale bi di tudd bi mu ne ko Djiby Sylla la xale bi tudd papa ne ko xamoon naa ni loolu ngay wax mais dama la ñaan rek lii nga may ma ko ma tuddee ko sa doomu baay bi ndax yaa Djiby des na xam nga wax boobu paa bi wax rek lu garaaw la mi ngi nii xamal ne yéen seen ànd lu éternel la Abou wax ko kersa comme si c'était ne su tuddee keneen xale bi rek man loolu dafa am lenn luy jóge ci man loolu lu ma marqué la pour wax leen ne Abou Sow tuddee na ma man pour man ci baatin doom bu yàgg quoi waaw yooyu yëpp def na ko ak man quoi Abou Sow te du nangu ku ma laal duggul lu ma naqari ci àddina vraiment waaw di nuyuwaat groupe bi bu baax di leen di ñaan kenn ku ci ne li nga nekk yàlla na yokk ànd ak wér ànd ak gudd fan quoi. Abou xam nga sama rek li ma bëgg a wax xam nga foog ma lay sànni xeer quoi Abou dama lay fàttali sunu baali bi nu baali ji woon Cheikh Marika te après maa ngi yow ñu xuloo lu yàgg quoi parce que dañu ñëw di burle ñu xàmmee Abou Sow te Abou Sow mi ngi sant ensemble costume bu rafet su ko waa ji gisee xàmmee ko rek xam ne Abou day burle rek waa ji song ko di xeex ak moom Abou ngi sol costume bi di dóorante Abou xool man dugguma ci xeex bi def ma nu pare xeex bi Abou jaar na le ma jaar na le
ma xëy ñëw seet Abou Sow ne du wax ak man tamit ma toog sama kër loolu def na 4 mois maak Abou duñ wax fekk man sama copine bi ma amoon dafa bëgg Abou Sow bu demee kër Abou Sow sax Abou Sow da koy jox añam mu lekk bu fa fekkul Abou Sow sax day dem ci waañ bi jël kii maa ngi koy nuyu de passage Kumba Faye léegi loolu bi mu demee noonu maak Abou 4 mois kenn ku ci ne sa morom nga xamoo keneen bëgg nañ juboo mais xamuñu nan la ñuy fexe ba juboo mais pour wax la jigéen boobu li mu def si ñun bu ñëwee seet si ma bu ma fekkul day seeti Abou Sow noonu mu ñëw fekk ma fi mu dem seeti Abou Sow sama benn xarit bu tudd Tumaani ñëw ci kër gi bu ñëw ci kër gi ma jibi nan dem rek fekk maa ko gën a bëgg lool ndax man namm naa Abou Sow tam manqué na ma noonu ma ànd ak Tumaani Fall bi ñu demee fekk fa gel yi après loolu moo jur suñu juboo mais bi ñu juboo waatee def kenn ku ne wan na sa morom ne vraiment namoon naa la quoi loolu tamit dund nañ ko maag Abou. waaw di leen waxaat yéen waa groupe bi ki ngeen dalal nit ku baax la ku yàgg a ñafe pour papaam ak yaayam la ndax yaayam nekkoon na ci kër famille moom mu nekk élève xam ne yaayam tey jii bu ayee dina am yu manqué muy ñafe laay fam di jaay ji montre bu wàccee ci jaay montre bi Abou sax da doon dem ci benn place boo xam ne ni da doon liggéey ay télé di liggéey ay télé pour wax leen Abou Sow am na jaar quoi même ay télé doon na ko defar nu koy fay muy ñëw di indi te Abou lu mu am da koy ñëw jox yaayam pour que dépense bi di kii musul jënd yëre musul jënd daal noonu nga koy gisee noonu dem na ba sax papa jeeg yaay ji noo koy xam ne jaarootu lu jënd daal jox ko wala yëre loolu moom def na ko te yor benn âge bi 19 ans am xalaat ne yow sama yaay bon ci kër famille la nekk du ma bëgg nu yeb ko wala dara manqué si moom loolu man maa ko dund ak Abou Sow muy bu ngoonee mu dem ponti jaay ay montram léeg-léeg mu jubali ci atelier benn grand bu naan Pape da doon defar ay télé di ko jàppale yooyu yëpp def na ko quoi léeg-léeg samedi ak dimanche mu jël ko toog jaayal yaayam mburoog tuma xam nga loolu man yooyu lu ma marqué ci moom. waaw qualité Abou Sow moom dafa bari te qualité yi li tax mu bari benn bu ci ne dafa positif quoi li tax ma koy wax mooy Abou dafa nekk koo xam ne nii dafa nekk gor te nit boo ci dindee gor rek dara desatu ci quoi nekk nit koo xam ne dafa mën nitam xam nga ay 94 koo ciy xamanteel boobu ay tuut tànk ngeen te Abou bu nekkee si biir këram boo ko seetsee li tax ngay sawar bu toogee ak papaam ak yaayam boo dugg see rek da lay yëkkati Djibril Sylla ñëpp di la xool comme si c'était yow nit bu màggam nga yëkkati la yóbbu la ci néeg li muy njëkk a def mooy teg ataaya wan la ne yow sa ñëw bii neex na ma ci yow quoi qualité boobu neex na ma ci moom qualité bi ma gën a neex ci moom tam mooy nit la boo xam ne nii bëggul ku ko yëpp te ko respecté doomu aadama la te ku doon rassembler ay doomu aadama la moom nga koy gisee noonu te soo ko xamee doo ko bàyyi ndax lépp luy yàqu ci ànd moom du ko def quoi qualité boobu neex na ma ci moom ak qualité ñafelaay fam ba nga xam ne ni boo lëggee moom kenn du ko yëpp quoi. nuyu nag nit ku bien quoi nit ku baax ku ma respecté koo xam ni aussi nit ku ñàkk ki ñaan quoi waaw nit la koo xam ne aussi vraiment xam naa ci moom lu bare waaw parce que on a cheminé ensemble daanaka man bokk na ci si sama waay yi ma gën a def waay waaw parce que je me rappelle bien temps yi ñu nekkee CM toujours ñoo doon ànd man moom Djibi Sylla Soumaré ak yeneen gars yëpp sax daan nañu ànd ak ñoom mais daanaka ñun moom presque à chaque fois ñoo doon nekk soit suñu nekk suñu kër nekkuñu kër Djibi Sylla des fois ñu ngi kër Soumaré wala kër Abou Sow ni moom demoon na ba sax famille yam yëpp dañ ñu xamoon waaw suñu waa kër aussi suñu famille xam leen waaw ñu sekkoon vraiment ay relation yu cordial quoi vraiment waaw loolu daal xam naa ko quoi xam naa ni aussi tamit nit ku fidèle la nit koo xam ne ni la aussi xol bi aussi vraiment dara nekk ci quoi du jàpp waaw
vainqueur la nekk quoi vainqueur la vraiment nit ku responsable la parce que en fait ñoom seen kër noonu lañ yaree quoi waaw ñu bokk ci famille boo xam ne famille bu noble lañ famille bu baax papaam ak yaayam vraiment di ay nit ñu baax nit ñu bëgg njaboot nit ñu am diine waaw boo xoolee sax pratiquement seen famille ñoom ñëpp am na ci jigéen ñi ñu ci bëri ñu voilé góor ñi aussi vraiment ñi ay nit ñu baax waaw bu ñu fa daan yenn aussi dafa nekk dañ fa daan nekk ñu yaatal ñu mère beeg paa bi def ñu comme seeni doom waaw moo tax daal vraiment Abou moom il ne m'a pas surpris waaw nii rek la mën a mel nii rek la mën a doon waaw te di ko ñaanal vraiment suñu borom gën ko dimbali gën a yokk ay xéwalam sàmm njabootam moo xam nan la bëgg ci àddunaam ñoo ngi ñaan yàlla vraiment yàlla gën ko taxaw waaw taxaw ko quoi vraiment ay qualité am nag moom waaw Abou moom bañ nañ ko sax ba voilà il est souriant waaw nit ku am jàmm la nit ku bëri jàmm waaw boo xoolee sax sunu jigéen ñu tedd ñu baax ñi ah sunu tedd sunu ñu baax ñi boo xoolee yëpp amee ndaw ñoom dañ koy tooñ sax naan ko yow sa sourire bi waaw moom foo ko fekk day ree rek waaw te loolu signe la boo xam ni waaw suñu nitu jàmm rek mooy def noonu waaw moom day ree waaw yéene jàmm li mu yéene boppam loolu la yéene ñëpp quoi waaw moom laa xam ci moom quoi waaw aussi nit ku gëm liggéey la aussi nit ku gëm lu muy def la quoi nit ku dëggu la nit ku sincère la quoi waaw Abou moom vraiment lu ñu wax ci moom rek des na quoi waaw lu ñu wax ci moom rek des na quoi ndax moom il a des qualités yoo xamante ne vraiment c'est extraordinaire quoi c'est extraordinaire waaw di ko ñaanal vraiment jàmm di ko ñaanal avancement xam ne gudd ak wér moom ak njabootam yëpp quoi voilà donc ay qualité moom bu ñu ko doon wax fii ba suba duñ fa jóg quoi waaw mais moom qualité mu gën ci qualité yi la am mooy jikkoom mooy jàmm nitu jàmm la quoi waaw nitu jàmm la vraiment nit ku gëm lu muy def la aussi nit ku intègre la et puis bu jàppee du bàyyi aussi quoi waaw nit ku am ko la vraiment. waaw pour citer ay qualité je pense que Abou Sow dafa am qualité bu exceptionnelle bu nekk ci moom boo xam ne xëy na peut-être loolu sax mooy force am quoi te loolu en fait jigéen ñi nekk ci groupe bi dañ ko teel a détecté quoi mooy son sourire quoi voilà dafa nekk benn sourire boo xam ne xam nga voilà c'est un sourire merveilleux quoi en fait j'aurais bien aimé avoir ce sourire mais bon yàlla moom du la may lépp quoi voilà moom au loin foo ko seen xam nga voilà bëñ yi ngay njëkk a seen voilà donc même si am na ay défauts mais je garde pas trop de défauts de lui en fait man ay qualité am laay gën a jàpp quoi parce que quand même ànd nañu on a vécu plein de trucs et tout sama yaay ndeysaan daf ma doon wax naan sa xarit dafa yaru du sëggi sa xool net affaire yooyu noonu quoi donc yooyu ay mag buñ ko seetloo ci nit donc loolu am na quoi voilà loolu daal xam naa ni moom bokk na ci ay qualité am quoi et puis ku respecté tamit ku respecté nit la waxuma la sax ay mag mais ku respecté nit la wax dëgg yàlla Abou Sow moom boo xoolee ni muy waxee sax ak ni muy kii nga xam ne ku am kersa la tamit ku bëri kersa la voilà entre potes moom xam nga voilà il s'éclate il rigole xam nga day tooñ lépp mais enfin nit la boo xam ne aussi tamit xam nga dafa bëri kersa voilà. Asalaamaaleykum promotion Fadilou Diop ñu ngi am contenté ak mbégte di def témoignage si suñu frère Abdoulaye Seck Abdoulaye Seck nag yàlla def ñu bokkoon classe ci CM Fadilou Diop ànd pendant 3 ans bu ñu fa jógee aussi yàlla doon na dogal ne daan naa jaar këram ñuy toog di waxtaan Abdoulaye Seck su may wax ci qualité am dama koy tënk ci ñaar sinon rek xam naa la fi gars yi waxoon laay wax waaw ci ñaari yaay yi daal laay tënk qualité Abdoulaye Seck mooy yaru ak yaatu waaw yaatu bi moom jarul ñu koy toj ndax boo gis rek dangay li ngay njëkk remarqué ci moom mooy sourire bi ak bi ak jàmm ji nekk ci moom waaw yaru bi aussi loolu moom ñu ko xam Abou Seck buñ ko xamee ba ni nekk tout tànk ba léegi nii
yar bi ak respect boobu noonu moom lay véhiculer fu mu dem lu muy bëri kaf doo ko gis mu kaf wala mu foo ba nga xam ni dina wax benn wax bi nga xam ni dina déranger nit wala mu toucher sa fierté wala dara waaw mu nekk nit ku baax nit ku yaatu. am beneen affaire bi nga xam ne mën naa ko ci njàmbaas muy ko ne nit ki la ki nga xam ne ku teel a ñemee liggéey parce qu'il a su trop tôt relever les défis pour mën a dimbali ay waajuram waaw bokk na ci sunu génération ñi nga xam ne ñoo njëkk liggéey pour dimbali seeni waajur waaw waajuram moom yaayam jot naa ko te ko gërëm la waaw gërëm na ko lool macha allah. choisir ci ay qualité Abou Sow mën naa ne benn bi mën naa ko ci choisir mooy ñeme ñafe quoi moom dafa bëgg liggéey waaw bëgg tamit yëfu boppam quoi qualité boobu neex na ma ci moom waaw. Troisième question, qu'est-ce qui t'a le plus marqué chez Abou Sow? waaw li ma gën a marqué ci Abou Sow bon mooy li ma leen wax li tax Abou Sow nekk nit bu baax te àdduna bi bu doon nit ñëpp ni Abou Sow lan mel kon kenn du mere kenn quoi mooy que ne su la xasee jàpp ni boppam la lay def li mu yéene boppam la lay yéene. Abou li ma gën a marqué ci moom moo ma njëkk a liggéey mais saa yu fayeeku woon au lieu mu bu jógee suti baa dem ci yaayam mais Abou day ñëw ba sama néeg ne ma jibi lii lan ma fay yëkkati ne ma yow lii nga ci am xam nga loolu dafa grave mi ngi ma doon jàngal amitié Abou dafa ma jàngal amitié quoi ba mujj sax man maa ko gën a xam sax nu nuy téye nit quoi parce que lépp ci moom laa ko roote quoi. li ma gën a marqué waat ci moom mooy bi ñuy jàng nekk Fadil Diop ay groupe la woon mais comme dañuy def ay foyer ay semaine culturelle Abou gars yi def benn groupe boo xam ne nii bu ñuy jaay ticket yi ci semaine culturelle bi ñuy jaay ticket yi dañuy am ticket yoo xam ne dañ koy làqaale quoi façon sumaare yeeg ay élage Thiam bi ñu ko làqee ba war a compter xaalis bi ñu koy compter waxuñu ma kër gi nu nekk Abou ne ma jour sàngam dina nekk néegu sumaare dañuy compter xaalis bi da ngay jékki-jékki rek ñëw mais bu ñu xam ne man maa la wax loolu quoi xam nga loolu dafa ma marqué quoi bi ma bàyyi ba ñuy séddalee ci digg séddoo bi nii rek ma tëll ci biir kër gi ñëpp xoolante moom moo jóg rek poñe ma waaye loo fiy def yow ma ne ko waaye yow yaa ma fi indi ba naan ma loo fiy def ma ne ma da ngay génn maa ngi moom nu songante ba poñante ba ñeneen ñi di nu àtte kon kooku du ñu xam ne moom moo ma tegaloon affaire boobu quoi loolu tam marqué na ma si moom ci jour boobu la ma gars yi sédd par force quoi waaw. leneen li ma gën a marqué si moom mooy Abou bi ñuy jàng nekk 5e nga xam ne yaay ji presque amul woon temps bi te da doon jaay ngoon gi mburu Abou da doon jël mercredi ak samedi ak dimanche ñun dañuy ñëw wéttali ko ci cantine bi muy jaayal yaayam te loolu mënoon na ni man duma ko nangu parce que ni ma meloon moment boobu jigéen ñi di ko seet si patati patata mais moom xoolul loolu quoi bu école tëjee mu def formation am génn par vacances mu jubali Ponti wala Sandaga jënd ay montre di ko jaay rien que pour taxaw ay waajuram daf ku yàggal ñafe pour ay yaayam jëm ca kanam la quoi loolu tamit neexoon na ma si moom quoi. waaw man de bu ma doon choisir en fait ci qualité yi et tout je choisirais sa discipline en fait waaw et puis nit la boo xam ne aussi je me rappelle très bien mus naa am benn contentieux ak benn gain xam nga mais automatiquement bi mu ñëwee tak moom dafa ñëw rek xam nga rek dóor quoi moom genre doo ànd ak moom et puis problème am mu daw quoi boo ànd ak moom xam nga bu mu neexee xam nga day taxaw bu naqaree day taxaw quoi donc c'est ça aussi c'est une qualité quoi parce que actuellement moom loolu moom c'est rare quoi nit koo xam ne xam nga bu neexee rek lay ànd ak yow mais bu naqaree aussi doo ko gis quoi loolu bokk na ci qualité boo xam ne tey su ma doon choisir ci moom ci ay qualité am à part discipline bi je dirais que ni nit la boo xam ne xam nga voilà ciment la quoi buy tooy benn yoon lay tooy et puis waaw voilà il est reconnaissant et c'est quelqu'un qui voilà du bàyyi quoi muy que ce soit au niveau de sa famille ses relations avec ses frères ses sœurs au niveau de ses amis et tout il a toujours resté en fait la même personne quoi.
naa ko macha allah bisam bi nag dama koy feete te bis bi moom du yomb ci man macha allah bis bi moom nee naa ko seen bis la waaye maa leen ciy gañe laay wax daal ndax bis bi moom macha allah man dama ko yàgg fonk décembre bi sama bisu bopp la. nee naa ko macha allah yàlla na ko ci yàlla defal jàmm lépp lu muy sonn ci njabootam yàlla na ko ci yàlla def mu fekkee lépp yàlla def ay njabootam taxawu ko ba muy ba mu bañ a rëccu li mu doon yare ay njabootam yàlla na ko yàlla defal. yéen nag maa ngi leen di ñaanal macha allah yàlla defal leen jàmm ak xéewal merci kontaan naa ci yéen ciao. Abou moom man nee naa su ma koy dolli conseil mooy que ni fi mu teg tànkam noonu la parce que li naan nit tey jii nga dund ba toll nii njaboot te kenn mosu la gis fu lay xeebe wala fu lay yabe wala nga def geste boo xam ne ku ñëw di la yedd loolu defe naa kooku jàmbaar la quoi. dama koy ñaan mu gën a fonk diine gën a fonk lislaam bi fonk doomu aadama moom doo ko jàngal ndax moom lu mu xam la di ko ñaan rek lépp lu mu am yàlla na ko bokk ak doomu aadama yi bon di dimbalaate te dimbalaate bi bu mu ci yam ci ku mu xam rek nay dimbali sax ku mu xamul quoi waaw loolu bu ma ko doon conseillé loolu laa koy conseillé quoi. waaw su ma amoon conseil bi ma koy jox je pense que ni du ma ko sax jox conseil quoi. parce que nit la boo xam ne xam nga voilà yàlla da ko teel a may macha allah dafa teel a docc ça moom je lui concède ça quoi bi ñuy ànd il était plus mature que nous quoi en fait voilà moom ak El Hadj ils étaient plus mature que nous quoi je dirais sax moom moo gënoon a mature et tout bien vrai que moo ñu magoon et tout 1 an c'est rien en fait mais daf ñu ko doon woon à chaque fois quoi tu vois ce que je veux dire donc soo amoon conseil bu ma koy jox sax même bu dee du conseil kenn du conseil sax ku la mag mais comme on est des potes et tout donc dama koy wax rek pour li mu nekkoon pendant des années ce qui a fait en fait sa personne que loolu bu mu ko changer quoi c'est-à-dire le respect qu'il a toujours eu envers les gens que dara bu mu tax parce que actuellement nii xam nga adduna bi nit ñi pour ñu changer c'est vite fait quoi mais n'écoute pas les gens regarde pas les gens reste comme tu es et puis loolu mooy sa force quoi ak sourire bi aussi sama waa ji yaa ngi may wax loo de. Abou Seck daal ñu ngi lay ñaanal gudd fan gu ànd ak wér gu yaram yàlla na la yàlla defal jàmm yàlla na la yàlla sàmm yàlla na la yàlla barkeel sa njaboot bi jaay ne Moustapha fi nga féetee say wéyjur yàlla na la fa suñu borom bu wuutu féete la fa sa njaboot ba ëllëg ñoom it ñu lay taxaw waaw kontaan nañ ci yow trop waaw sa bés nii rek la mën a mel di la wax rek joyeux anniversaire par anticipé waaw ñu anticipé ko quoi waaw yàlla na yàlla defal jàmm yàlla nga dund ba xobi daas ok kontaan ci yow jërëjëf. dernier mot ci Abou Sow mooy Abou yàlla na nga gudd fan yàlla na nga wér yàlla na la yàlla bàyyi sa njaboot bi bàyyi la ak sa papa ak sa yaay di fàttaliwaat groupe bi Abou bi muy labati soxnaam ñun noo ànd biñ koy takki ji maa ko takki ji te bi ñuy def réception bi man maa nekk garçon d'honneur di leen wax ne Abou am na ñu mu juddoo ndóol ba màgg ba nu nekk ay magum jëm mais yàlla man la ko boole te xaritam yooyu mu juddoo ndóol ci même koñ nangu na ni lii yàlla la nu nangul nu ko nuy doxal loolu Abou présenté na ma nit boo xam ne nii tey ji da ngay def ne koo koy sama xaritu benn bakkan pour wax leen li ma Abou Sow jàngal te Abou loolu da koo neex tey ji kooku laa ëpp lu may seet kooku chaque jour maa ngi koy seeti nu koy wax Moustapha Fofana di defanteeg moom teraanga yoo xam ne nii mën naa ni ay millions la te Abou moom moo liggéey loolu te Abou pour ma dem sax léeg-léeg gëj fa loolu da koy metti te boole na ma ak nit koo xam ne nii vraiment téye naa ko noo xam ne nii toujours loolu Abou daf ma ci gën a ñaaxaat di ma wax ne lii moom lu ma kontaan pour wax la Abou Sow nit la bu baax boo xam ne nan ko ñaanal te képp ku ko jegewul bu baax mënoo ko xam mais yéen ñi ko dugal ci groupe bi te xam ne seen nitu démb la na ngeen gën a approché moom te boole ko ci lépp xam ne nit ku am importance la kuy jàpp te du bàyyi la te du jàpp lu bon moom vraiment nit ku baax la dama koy ñaanal gudd fan ak wér li mu yéene ci njabootam yéene ko ci groupe bi yéene ko ci àdduna bi yàlla na ko àggaleeg sabam quoi. loolu daal lañ xam ci Abou xam na ñeneen mais temps bi xaw a gàtt moo tax quoi waaw du ñu mën a wax lépp waaw jaajëf waaye Abou waaw sa waay yow nekk ci jàmm rek quoi xam naa nag moom gisee yi xaw nañ gëj a gisee tuuti mais nag temps bi ko xaw a
like quoi waaye nag yàlla baax na quoi incha allah dañ gën a li ci kanam réew li ba daal waaw jaajëf gars yi big up maa ngi ziar ñëpp di sant ñëpp di leen bëggee yéen ñëpp di leen ñaanal jàmm jaajëf te waaw le dernier mot pour sama copain waaw so man de waaw en fait rëccuwuma li ma la xamee quoi même si on est resté quand même pas mal d'années sans se voir et tout mais franchement tu fais partie des personnes qui m'ont le plus marqué au collège et tout te bi ñuy ànd boobu xam nga voilà mooy loolu j'étais toujours chez toi mais àdduna benn instant xam nga dañuy toll foo xam ne xam nga ku nekk après da ngay jël sa yoon quoi mais ça ne veut pas dire autant que ni xam nga dañuy génn ci xol yi voilà man moom sérieusement tu fais partie des personnes yoo xam ne xam nga j'ai cheminé avec eux et ils m'ont marqué quoi am na sax beneen côté boo xam ne moom tu m'as le plus marqué mais boobu moom dama koy denc pour man du ma ko dugal fii nii ci groupe bi quoi kooku moom soo ma jëlee ci suuf après dinaa la ko wax quoi mais sérieusement loolu daal laa xam ni amoon naa pour wax ko ci yow quoi te diis na ma trop pour ma def ay vidéo parce que j'ai même pas l'habitude en fait mais bon comme on m'a demandé de le faire et puis voilà muy yow ma ne xaaral ma def ko quoi sérieusement force à toi et puis reste comme tu es paix sur toi et puis nul ma Tan Yàgg nul ma paa bi waaye nul ma ñoom Fambaye tout le monde quoi toute la famille voilà dara sax maa ngi doon déggante ak moom mais xaw nañu xaw a déggante tuuti quoi allez vas-y frérot. naa ko yéen nag li ngeen def seen groupe bi macha allah lii lu neex la yombul parce que ñu toog ay 10 ans 20 ans gisewuñu ñu ñëw yaatal lii. def ko kuñ gëj a gis ak ko doon jàkk dégganteel yéen ñëpp ngeen boole doon lépp nekk benn nee naa ko yal na leen ci yàlla defal xéewal yàlla yaatal ko bépp projet bu ngeen ci bëgg a def rek yal na ko yàlla yaatal lépp tegu yàlla defal leen ci ay njabootu lislaam yàlla ubbi xéewal yi lépp nekk jàmm ak salaam. waaw groupe bi dafa nekk groupe boo xam ne nii li may wax ci début bi rek kii ko initié dañ koy sant di ko gërëm parce que dafa boolewaat ay nit ñu baax koo gis ci groupe bi rek nit ku baax la ndax léeg-léeg nga gis ci bàcc ba démarche am wala benn laayja wala benn ami ndaw wala ñoom bintu affaire boobu nuy doxal surtout Daouda Sira tamit ku ma marqué ci groupe bi la day mel ne moom lii lu mu yàkkamti woon la nga xam ne gars yi ay nit kase lan quoi mu nekk groupe boo xam ne dañ ciy séenne mën na dem ba am seeni yëfu bopp yoo xam ne ni kenn ku ne mën na siy jariñu ba sunu njaboot di si jariñu mu nekk groupe boo xam ne saa yoo ko déggee day am lu mu lay fàttaliwaat maa ngi nuyu de passage Mohamed Soumaré sama xarit El Hadj Thiam ak Ousseynou Lo mii di doog a dugg di wax yàlla na affaire bi gën a yaatu parce que groupe la boo xam ne nii bu raar la ñi ko séq di ay borom xel kon war na mën a jur leneen ak leneen daal groupe bi daal maa ngi ñaan yàlla bu ci cat dugg daal. waaw un mot pour le groupe franchement groupe bi moom saa yi yàlla du nit quoi waaw c'est comme ça que je vais dire les choses quoi parce que ça fait plus de 25 ans on s'est pas vu mais bi ñu commencé dugg ci groupe bi et puis li ci gën a neex mooy koo jël ci suuf ku duggagul nga wax ko groupe bi day sawar quoi et puis bu duggee franchement c'est top quoi sérieusement gars yi sont facette yëpp a ngi fi suñu jigéen ñu baax ñi xam nga sama gars yi nga xam ne ay 25 ans gisante wuñu franchement c'est une belle retrouvaille quoi lii moom ki ko dox wax ko yal na ko yàlla bindal ay yiw quoi sérieusement groupe bi moom nañ continuer def li te du yam fii nii quoi comme potentiel yëpp a ngi ci biir groupe bi donc on va essayer de concrétiser ça quoi du yam sax ci ay groupe kese quoi ay wax fii xam nga def ay témoignages day ça va aller au-delà quoi sérieusement loolu de laay ñaan quoi voilà groupe bi moom ki ko initié yal na ko yàlla bindal ay yiw yu bare ci barki Seydina Mohamed ak ci àjjuma ji ñu nekk. dernier mot bi may def ci Abou Sow mooy lii lépp day wane ne benn xarit la am ci àdduna ñeneen ñëpp ay waayam la waaye xarit li naan benn nga ci mën a am waaye loolu mooy dëgg dernier mot bi ma koy wax ma ne ko Abou bul fàtte tamit sa papa li mu waxoon dafa ne woon yéen ñaar seen ànd bi na ngeen fexe bu dee temps bi mayetu leen ko bu kenn jëlee 15 jours bi mu quinzaine bi mu seeti morom bi beneen quinzaine bi keneen ki seeti morom bi ndax ci papaay Abou Sow rek laa mos a toog mu ne Jibi sama doom yi bu leen xoole comme ni leen Abou di xoole sama sañoon dañ ciy jël soxna kon ñooñu boole nan ma seen bopp xam nañ li ma seet ak Abou
may fàttali Abu tamit am na un jour ñoom ñu waxtaanu famille ma yam ci ku ñëw nu ne la génnal bi ma dugg see dem yam ci mu nekk ñoom may génnaat papa ji ne ma kaay yow ci fii nga bokk kon Abu maa ngi moom leneen la Abu bëggul ko ma laal te am na yu ma fàtte tuuti yoo xam ne foog ma waxaale ko gis nga keroog dañuy délibéré BFM yi Abu ñëw liir sama tour ci tableau bi maa ngi koy seen moom seen ma mais Abu bi mu liiree sama kii dafa mel ni ku dugal bi yëkkati loxo yi daw affaire boobu tamit lu ma marqué tamit ci Abou Sow la pour wax la ni groupe promotion Fadilou Diop kii ngeen ma wax tey jii nii sama xarit benn bakkan la te lu ne laa ko jaral tamit ci àdduna ba àdduna bi yëpp xam na ma sama diggante ak Abou Sow kon dernier mot bi may wax yàlla bu nu ca dugg yéene bi mu am ci man xam naa ko samay famille xam nañ ko samay dëkkandoo xam nañ ko man tamit yéene bu ko raw am naa ko tax ndax war naa ko ndax Abu li nu ànd su ma ko waxoon fii dañ naan lii romb na amitié waaw ku ma dundal la ku ma yéene la ku may ñaan tamit yàlla bàyyi ko njabootam bi mu dund ba suñu lépp dend suñuy xéwal ñu bokk ko lépp daal vraiment parce que mënu ma wax lu bëri ci moom mais ki ngeen laaj moom ngeen war a laaj ndax bu ngeen laajoon ci ay magam yëpp ñi mu bokkal ñëpp boo nee leen waa Abou Sow kuy xaritam duñ la wax ñi mu yaroo ndool ci koñ bi dañ naan jibi si laa ndax damaa dem ba kër ga ma amoon fa sama bool boo xam ne ni su ma ñëwee dañ ma koy jox am sama néeg boo xam ne nii loolu kuñ ko wax sax doo ko mën a gëm sa néegu bopp ci loo xam ne nii yaay ji moo reconnaître ne ci ay xarit la ma fàtte wax tamit ci groupe bi Abu bi mu tuxoo nii fii mu tuxu nii mi ngi liggéey Sotiba mais pour wax leen ne ni mu nekkee ñafekat dafa ubbiwaat benn cosmétique teg fa jabar ji un jour ma ñëw ne yaay ji ana Abu mu ne ma Abu dem na ci place am mais jibi sa waa ji xaw ma fu may fekk bi mais dina mës a am teraanga ndax li tax ma wax la ko mooy bëggul ku ko yeb tey jii lii mu war a def ci kër gi tax na muy liggéey fa bare ubbi lii pour rien que rek bëggul ñaan bëggul ku ko yeb boo demee ba sa yaay reconnaître ne lii ngay def lépp que ni jom ak fulla ak fayda moo tax nga koy defee kooku man pour man wàcc nga quoi te Abu noonu la mel yaay ji dafa reconnaître ni jom rek la am Abu bi ñuy dem di ambulance sax di jaay ay montre c'était pour bu wàccee jox loolu yaayam pour yaayam buy joxe dépense mu dolli ko si nit bu baax la nit bu gore la yàlla na ko yàlla lafal ca li mu bëgg moo ko xam yàlla na ko suñu borom defal Abu daal ngeen gëm ni sama jëmm la waat man di si la waaw di santaat groupe bi bu baax di ñaan yàlla na jëm kanam waaw ñoo xam ne perdre nañ de vue ay 26 ans nu demaat ba retrouver waat am na lu ci yàlla nam ma quoi suñ ko xamee suñ ko xamee di jéggaluwaat gëj a dugg bi mais leen xam ne yéen ñëpp yéen sama biir kaw merci. waaw sama gars yi maa ngi ziar Abu fi toon yi tey nag am na benn photo bu ma dugal boo xam ne sa anniversaire la woon quoi foog tamit comme ni nga ma doon kaañoo ci keroog anglais bi loolu laay kaañoo gars yi xam say bagage maa ngi ak moom quoi anniversaire boobu gis nga anniversaire Abou Sow la c'était en 99 mais boobu croquette moo xewoon quoi gis nga anniversaire da ngay compter sax defe naa 16 croquettes la noonu quoi Abu nii la daan anniversaire quoi pour ngeen xam ko quoi ba pare dafa amoon benn boisson boo xam ne dafa xew te 100 francs ngay jëndee sachet bi mais mën na nekk siwo quoi Abu yooyu moom daan na ko dugal quoi léegi sama gars yi boobu moom maa leen ko jox ci Abu quoi beneen bi am na benn année muy génn ak sama benn xarit nu war a baali boobu Cheikh Dabo la quoi bu ñu demee ba Cheikh Dabo booy bi sax dañoo fexe ba mu tëb niir parce que seen kër du ñu génn baali bi ñu ñëwee ba Cheikh Dabo noonu Abu amul paas man yor ma paas ak sama benn xarit bu ñuy wax laay gote fekk am na sama benn cousin bu dëkk ci ginnaaw dancing bi nu dem foofu te paas bi 500 kese la woon de bi ñu demee kooku jox ñu 500 ñu ñëw booy bi xamul ne ñun paas la ñuy lijjanti te ni nga ko teg ci bunt bi ne ko waa dafa am yu ñuy lijjanti suñu déggoo boobu pour wax leen ni mu yàggee quoi ñu dem ba lijjanti 500 bi jox Abu ne ko Abu kon yow yaay dugg comme ñun amuñu paas léegi soo duggee ñun dinañ bourler pour dugg Abu dugg ànd ak booy bi fexe ba ñun bi ñuy baal ba mu yàgg rek Abu jékki-jékki rek yam ci ñun ñu ni ñu bourler dugg booy bi ne waa jibi si fu ngeen nekkoon ñu ne ko waaye dana am lekk yu ñu doon jënd quoi nii yooyu tamit dund naa ko Abu quoi